salaamaaleykum mbokk yi xibaaru guddi si li si nar a gën a fës bokk na ci élection locale yi daal di nañ ko toxal gën gaa sori ba ci fanweeri fan ak benn ci weeru janvier atum 2022 ca booba jamono ku jegi ñoo ngi wéy di laaj nag ñu daal di ko amal niki fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ci at gi ñu nekk loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi daal dinañ dogal la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub projet de loi boobee foofee ci assemblée nationale jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub kaaraange bi réew mi di Antoine Félix Abdoulaye Diome daal dina ci àddu dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca boobu jamono itam lu jëm ci wàllub meeting yi ak yëngu-yëngal yi nga xamante ne ñoo ngi koy nemmeeku ci réew mi ndaw yi nga xamante ne ñoo bokk ci APR daal dinañ métti lu baax a baax meeting bi nga xamante ne ci jamono si moo ngi am foofee ca Kaolack ñoom sax jàpp nañ ne nag loolee yàq kese lañ ci daal di jublu ak nu mu munti demee léeg-léeg di waa Benno Bokk Yaakaar daal dinañ amal seen meeting foofee ca Kaolack niki tey jii dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi. njàng beeg njàngale bi daal dina nagam foofee ca Ziguinchor li ko waral bokk na ci ndongo yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca lycée Périssac ñoom ñoo daal di génne ndake daal di yàq lépp lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi foofee ca diwaan ba daal di génne la nga xamante ne moom mooy seen ñooñi lu ñuy taafantalu bokk na ci ñu ne nag amuñu lii leen di service médical ay toilettes ak yeneen yi nga xamante ne daal di nañ ko soxla dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat lu ñuy waxtaane bokk na ci élection locale yooyee mbas mi jeexalee ko xibaar yi ci lu jëm ci wàllu contradictoire daal di dalal niki tey ji ñaari kàngam docteur Ousmane Gueye ak kile di docteur Mohamed Ly ñu dara àddu ci lu jëm ci wàllu mbas mi ci njeexitalu xibaar yi lay doon kile di Alassane Wade moo féete ci xarala gi. Birama Ndiaye. aljuma ñaari fan ci weeru avril atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn xibaar yi ñu doore ko ni leen ko waxee ci mbirum politique niki ci suba ba néega nii ñoo ngi doon amal lu jëm ci wàllub woteek projet de loi bi fas yéene toxal lii la di élection yi daal nañ ko yóbbu ba fanweeri fan ak benn ci weeru janvier atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar di 2022 ku jegi ñoom nag ci seen wàll ñoo ngi wéy di des ne nag nañ ko amal niki fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre atum 2021 maanaam ci njeexitalu at gile Amadou Moustapha Dieng. À 19h22 a adopté à la majorité de ses membres le projet de loi reportant donc la date des élections et prorogeant le mandat des élus locaux dans les instances territoriales. Nous sommes d'accord? Alors, Monsieur le ministre, l'Assemblée a adopté le projet de loi. Je vous remercie et je vous félicite. tati nañu app bi ñu jàppoon ci élection locale yi ni ki tey ca pencum ndaw réew ma député yi ànd nañu ci amendement bi nga xam ne gouvernement bi andi woon na ko fa ngir dandal ko ba njeexitalu weeru janvier 2022 gën ngaa bëri. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'amendement présenté par le gouvernement de la République? député yu fare ci kujje gi andi ay amendement ku ci mel ni Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly di xam ne fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre 2021 la ñu war a amal élection yi. ñu tënk élection yi te li nga xamante ni tey mooy date bi nga xamante ni moom la askan bi soxla muy 2019 ngir ñu bañ a dàq élection député yi ndax li ñuy wax nii dañoo xam ni bu ñu ko teniree ci date 2022 ñun ay weer ak ñaari weer loolu intérêt li ñu intéressé mooy dañoo xam ni bu ñu teniree élection yii ci 2022 député yii ngeen di wax ñoom ñooy ñoogaat bi yokkal seen bopp seen mandat. loolu mooy am te loolu ñun comme ñun xam na ni loolu mooy am te ñun loolu gënaluñu pour ñu tënk élection yi ci 2021 ci décembre bi yaakaar naa ni loolu mooy bëgg-bëggu opposition bi société civile d'accord nañ si non inscrits yi d'accord nañ si administration bi yor élection yi wax nañ ni mën nañ ko tëgg si date boobu kon jàpp naa ni date boobu war nañ ko mën a am tëgg. Aïda Mbodj député di xam ne it ne xelam tey na ci mbir yooyu le 1er janvier ngeen di dinañ ko def ci 22 bi loolu monsieur le ministre tey na xel. loolu nag xel bu tey boobu laa bëggoon ñu dindi ko delloo si élection yi en 2021 au lieu de 2022 pour dindi suspicion bi nekk ci 2022. séance su tey bi lee donte ci wàllu dàq élection yi la woon terewul wax nañ fa lu bëri jëm ci wàllu mbirum Ousmane Sonko diggante moom ak Adji Sarr. jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub kaarange bi réew mi nag di Félix Abdoulaye Antoine Diome moom daal dina dellu si ana lan moo waral wala boog li tax ñu daal di dajale ngir rek daal di doxalaat la nga xamante ne moom moo jëm ci app gi ñu appaloon wooteek gox-goxaat yi Antoine Félix Abdoulaye Diome ñu teewlu ko Amadou Moustapha Dieng. dañu wax ni comme ni ma ko fàttalee léegi pandémie bi moo indi
retard ci travaux commission politique bi léegi ginnaaw loolu am na te ginnaaw damay wax ni ginnaaw demande la woon bu opposition bi defoon wax ni dañu bëgg ñu def audit bi fichier bi ak évaluation processus bi avant ñuy def beneen élection te loolu jotagul woon am léegi tey il faut que ñu waat nag demandé waat beneen report mais report boobu ñu demandé leeral nañ ci biir ni audit bi tàmbali na te mi ngi tàmbali le 1er février passé évaluation bi tamit tàmbali na mi ngi tàmbali tey jii ci suba li nga xamante ni moom mooy terme de référence yi maanaam commande bi nga xam ni d'accord nañ ni loolu la ñu jox experts internationaux yi nga xam ni sax duñu ay doomu Sénégal dañ leen a wooyee fu nekk ñu ñëw joxe seen candidature ñu xool seen jaar-jaar xool seen xam-xam xam ni ñii kat seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu élection bi nga xamante ni acteurs politiques yi waxtaan nañ ci seen biir opposition majorité ak non aligné d'accord ci lan lañ leen war a seetloo ak naka lañ leen ko war a seetloo ak ci ban diir lañ leen ko war a seetloo ñëpp d'accord ni diir bi ñu leen ko war a seetloo mooy diggante 90 jours muy ñetti weer ak 120 jours muy ñeenti weer donc minimum bi ñetti weer la maximum bi di ñeenti weer ci base terme de référence yooyu ci la ñu ñoom soumissionné biñ ci soumissionné ñu recruter ci ay experts am cabinet boo xamante ni du sax gouvernement Sénégal moom moo leen choisir fi léegi remplacé wuñ ko dafay nekk sur place ba ñu am élection am kenn ku ko muutu bu ñuy installé ñooñu ci la mandaam di jeex loolu doyoon na ndax mi ngi ci loi bi mais bi ngeen di voté fii loi bi en 2019 du da ngeen ci article 2 bi nga xamante ni moo nekkoon ci loi boobu dañ ci leeral ni conseillers yi nekk en place dañuy wëyal seen mandat ba yeneen conseillers ñu fal leen su boobaa nag après si la seen mandat di jeex foofu ma bëgg a leeral. dinañ ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar ci boobu jamono parti bile wala boog coalition Benno Bokk Yaakaar rawatina waa APR ñoo ngi def seen mitin fu ne ndaw ya nga xamante ne nag ñoom ñoo bokk ci kuréel googe ñoo ngi doon métitlu la nga xamante ne moo jëm ci wàllub mitin googe ñoom la ñu jàpp bokk na ci ne loole ay yàq la te mënoon nañ ko def feneen fu dul ci xumbaare boobe Yugo Sène moo yor seen kàddu niki tey ji ñu teewlu ko Mamadou Camara. te tey jii ça se confirme que ne folklore la ba loolu weesoo dem nañ toog ak responsable yi nga xam ne ñoom ñoo ko organisé te ñoom ñoo sàkku ñun ñu toog ak ñoom bañ ko sàkkoo ba ñu toog ak ñoom aussi wax nañ la ñuy waxoon ñun comme position moom la ñu maintenir ba tey jii maanaam d'accorduñ ci ay rassemblement période pandémie d'accorduñ ci rassemblement yàqaalis ci ay fo ak kaaf ak mbumbaay alors que ndaw ñaa ngi fi amuñ liggéey amuñ xëy li gën a garaaw mooy Kaolack nawet bi ñaari weer a ci des am na mbedd yoo xam tey taa waroon nañ ko rambler am na mbedd yoo xam ne nit mënu faa jaar loolu mooy réalité ñun buñ ñu joxee dara parce que Kaolack jox ñu lu nekk jox ñu ay ndombal tànk jox Macky Sall ay voix gën mooy ñu defar Kaolack moo gën dajaloo di yàq ay mais liñ fa gis kañ moom la Kaolack yëpp gis di ko métitlu ay xale yu def ay fukki at ak benn juróom-ñeenti at nga jël leen yóbbu leen mais booy transporter ay militants mais xam nga am na ñoo xam ne tey ñaar dërëm ak ñetti dërëm ak fukki dërëm dañ leen neexal moo tax ñu dem tey ji sa mitin bële waaye bu doon tey ji dem rek ak ñib si ak sa loxo neen faxasu kenn du fa dem kon nag tey dañuy métti lu loolu te bu ñuy defati mitin nañuy yóbbu ay ñu responsable nañuy yóbbu ay ñoo xam ne ay militant parti lañ waaye ñoo xam ne waaye amuñ ati voté loolu c'est regrettable ñoom daal seen wax nee nañ dugaluñ ca ñun lu ñu wax annoncé waaye gëm nañ ne lañ ca dugal ëpp na 100 millions ndax mitin bi la mu doon kenn mënu lax ni mu toll ñun nag ànduñ ci loolu ndax boo demee tey ca mitin ba la fa nekk ci nervi rek kenn mënu la wax la mu toll nervi rek doon nañ mitin leneen gënoon na ko lañ def ca nervi leneen gënoon na ko moo tax tey jii combat bi duñu ko wàcc dañu koy xeex say di ko xeex gannaaw suba nanu former jeunes yi nañ defar mbedd yi nañ jox nit ndaw ñi xëy loolu mooy dëgg la ñu def ca mitin bee waaye li ma wax ma la mitin ba dama ne lañ def ci nervi rek defar na ay tali teewut nag meeting boobee daal dina am niki tey ji foofee ca Kaolack coalition Benno Bokk Yaakaar ak seen farandoo ñoom ñëpp daal dinañ ànd ak seen militant fees foofee ca stade Lamine Gueye bu nekk ca Kaolack lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi foofee ca Ziguinchor commune ba gis nañ ne nag dafa daal di tàggatémbe niki tey ji ndaxte gune yi nga xamante ne ñoom ñooy jànge
ca lycée Périssac ñoom ñoo daal di génn nag maire ba fipp daal di génne seen ñun yu nekk ci yeneen lycée yi bokk na ci li ñuy sàkku bokk na ci lu jëm ci wàllu toilette service médical ak yeneen wante nag seen yeneen ndongo jàpp nañ ne nag feetu pak yi kese la ñu daal di taafantaloo ngir rek daal di ko jaarale foofee benn misel kanfoud ngay nekk ci lycée bu Périssac daal dinañuy anticiper feetu pak yi fii ci biir commune bu Ziguinchor ñoom ñooñu le nag fan yi yëpp ñu ngi génnee seen naatangoo yi nekk ci yeneen établissement yi mouvement de grève boobu le nag neexul ñenn ci ay élèves bokk na ci ñooñu Naya Gueye nekk ci lycée Djignabo Bassène. waa lycée Périssac ñooñu génnee parce que ñu ne ñoom seen école amul ay wanag yu baax ay toilettes yu baax amu ko en plus amuñu infirmerie mais mënoon nañ ko defee neneen par exemple wax ak seen professeurs yi nekk ci école yi wax ak ñooñu moo gënoon parce que ñii ci benn côté dañuy loraale seen bopp parce que ñun ñii di def terminal programme bi dafa bëri des na jeexagul et li des dafa bëri daal. monsieur Diédhiou di jàngalekat science nekk itam coordonnateur gouvernement scolaire moom mi tamit li ni mel àndu ci noonu ndax moom nee na motif bi ñu laal yennuwul maanaa trop. maa ngi ñaawlu élèves yi nu ñu ñëwee tey ñu délogé ñu parce que dañuy ñëwoon ak ay xeer élèves lycée Périssac élèves yi mun nañu dox leneen loo xam ne mun nañu saafara problème sam pour autant ñu délogé commune bi yëpp mënoon nañ ko def genre problème yi du problème boo xam ne bu ñuy faj en fin de l'année parce que perte nañ fi une semaine ci kaawu Sonko bi bu ñu ñëwee encore ñi pertaat ay heures parce que nu muy greffé dañuy pertaat semaine te suñu programme yi bu ñu ko jeekalulee te ñoom ñooy defi examen. grève yooyu nga xam ne ndongo yi dañ koy faral di def ci veillu fête yi tàmbale naa nekk habitude fii ci diwaanu Ziguinchor ñenn ñi sax gis ni grève yooyu prétexte la rek ngir anticiper vacances yi ci doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor benn Michel Kanfoudi pour Sud FM. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. fukki simili ak ñett moo tegu ci juróom-ñeenti waxtu ca Xaul Godagen ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci lu jëm ci wàllu koom jëwriñ gi ñu dénk koom ak finance ci mim réew lëkkaloo ak jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu économie sociale solidaire niki tey ji la ñu daal di daganal lu jëm ci wàllu lettre de politique sectorielle loole ngir rek daal di gën a suqali li leen di microfinance noonee nag la daal di amoon ci teewaayu ki leen di Zahra Iyane Thiam ñu teewlu ko ci micro Ismaïla Marcel Koli. document boobu nag li tax mu am solo mooy fii ak juróomi at dina wax lan la ministère bi fas yéene def ci wàllu matérialiser vision président Macky Sall ci wàllu microfinance ak ci wàllu économie sociale et solidaire loolu nag buñ koy def day baax gannaaw bi ñu defee validation nationale bi nga xam ne acteurs yi bokkoon ci bind document boobu yëpp toogandoor nañ kenn ku nekk saytu ndax la nga waxoon jël nañ ko en compte ñu valider ko document boobu bokk nañ ko waxtaan bokk nañ ko saytu ak ñi ñu ko séqal yëpp ba valider ko mu desoon nag validation tey bii ñuy wax validation politique jaarale ko ci ministre de l'économie du plan et de la coopération li tax mu am solo mooy document bi biñ ko xaatimee nee nañ secteur microfinance ak économie sociale et solidaire dina soxla fii ak juróomi at lu tolloog buñ ko doon xayma ci koppar téeméeri milliards ak fukk ak ñaar ak lu topp loolu muy soxla nag ci ban anam la ko fas yéene def mu ne dinaa fexe ba lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu secteur microfinance bi nga xam ne moo nekk ci joxalante koppar ak yeneen produits yi ci ne en tout cas fexe ba ñi nga xam ne seen loxo jotewul wala seen am-am wala seen mën-mën jotewul ñu dem ci banque yi ñu mën a dem ci yeneen kuréel yi ñuy wax institution de microfinance yi ngir ñu mën fa am luy téye seen koom mu ne dinaa fexe ba loolu lépp gën a dëgër ci wàllu offre de service ak ci wàllu canaux de distribution loolu aussi ñu ne dinañ xool acteurs yooyu yépp naka la seen doxalin di gën a dëgëree moo tax récemment ci wàllu conseil des ministres adopté nañ loi bu ñuy wax loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire boo xam ne am na pàcc yu bari yuñ ciy génnee ngir mu mën a am taxawaay ci wàllu boobu ak amélioration cadre institutionnel ak juridique gouvernance su secteur bi donc pàcc yooyu yépp buñ ko tënkee ci biir LPS bi day baax ñu valider ko ak ministre bi nga xam ne dina am taxawaay moom ak partenaire technique yi ci dimbale ñu am ay koppar yoo xam ne dinañ mën a mettre en œuvre yéene boobu nga xam ne président Macky Sall am na ko kon. jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu koom ak plan ci mim réew daal dina sàkku ci ñëpp ña nga xamante ne dañuy yëngu ci fànn boobule ñu daal di jëfandikoo lettre de politique sectorielle bile Amadou Hott lay wuyo ñu teewlu ko Ismaïla Marcel Koli. expliquer que ne aussi lettre bi
wone na que ni secteur bi soxla na ay financement yu am solo am na ci financement yi benn projet boo xam ne projet prioritaire la promesse bi nga xam ne xayma nañ ko ci ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar ci juróomi at pour mettre en œuvre loolu nag c'est une partie ci li nga xam ne département bi war na ko mën a soxla ci juróomi at yi comme madame ministre ni mu ko waxee téeméeri milliards ak fukk ak ñaar mun nañ ne léegi jot nañ waxtaan ak partenaires yi demande na leen ku ñu mun a gëstu demande de financement boobu nga xam ne ñaar fukki milliards ak juróomi at ñu mun a engagé yenn action urgente yi nga xam ne ministère war na ko def te lettre bi tam moment bu mu ñëw moment bu am solo la ndaxte gouvernement bi mu ngi préparer plan d'urgence bi nga xam ne mooy gën a mun a jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi ñu am ay liggéey wala ñu am insertion socio-professionnelle am ci lu ñu jàpp loo xam ne di leen indil ay revenus ñu mun ci toppatoo seeni ay famille toppatoo ci seeni ay bopp loolu la président yebaloon ñu ngi ciy liggéey te économie sociale et solidaire ak microfinance am na ci rôle bu mu war a jouer ndax acteurs yi nga xam ne système bancaire classique daf leen bàyyi ci ginnaaw ñu mun leen a jox seen gëdd. ñu àddu ci wàllub koom ba léegi nii itam lu toll ci fukki encadreur ak juróom-ñetti producteur bu cadre de concertation producteurs yu nekk ca bassin arachidier ñoom itam daal dinañ leen a jox ndàmpaay neexal ni ki tey ji loolee nag lenn waralu ko lu dul résultat yi nga xamante ne jot nañ ko am ni ki tey ji loole tax na itam béykat yooyee di gën di sàkku ñu jox leen jiw ju am qualité te itam ñu daal di leen jox suuf su doy ak financement. Fatoumata Dem moo nekk groupement intervillageois producteur arachide ñu teewlu ko ci micro Mamadou Camara. wax dëgg yàlla su ñun jigéen ñi surtout ñu ngi gën a ñaan encore gouvernement bi ñu dimbale ñu ci mbirum suuf si ak financement mais financement bi ñu ngi ciy sant yàlla ci waa Canada canadiens yi jàppale nañu ci waa IPDA yi jàppale nañu ci trop ndax man day ba ma juddoo ba léegi di bay musuma gis projet bu mel nii parce que projet boo xam ne ñoom lebal nañ la sans intérêt sans apport lebal nañ la ko fayeeku da ngay liggéey bi bi nga koy liggéey tamit da ngay jàppale sa njaboot du yow kese njaboot gi dañ ciy gis seen bopp kër gi dañoo bëgg mu suqale ko nañ ko fekke woon nañ ko fekk mu gën a naat gën a am suuf moom suuf suñ jafe-jafe la lu tax dañoo amut ay jàtti rek xañ na te amuñ doole yi tamit loolu de suñu kii la suñu jafe-jafe la jàtti moom buñ ko amoon xëy na dinañ mun a dem mais nag wax dëgg yàlla suuf moom pour bay moom suñu jafe-jafe la waaw nañ ñu bàyyee xel daal te xam ne bëgg nañ ko ñun suñ sañoon dañuy bay ndax moom lañ xam. directeur bu banque agricole nekk na foofee bésu ñaari fan yi nga xamante ne dem na ca Saloum ngir daal di nemmeeku ña fay daal di yëngu kile di Malick Ndiaye nag dina xool partenaires yi ñu daal di am ab séance ba nga xamante ne dañuy gën a xool ananes la ñu def ba daal di gën a andi joyanti ci seen wàllu liggéey ci fànn boobule Awa Thiaw. Kawoon Ngàcc Nawde Dingiraay Njaafat ak Wàkk Nguna ñoom day ñoo di gox yi nga xamee ne si directeur général bu banque agricole dem na fa ci tournéem bi nga xam ne si moom la doon amal ci Saloum kii di Malick Ndiaye dafa bëggoon daje ak ñooñ nga xam ne si ñoo nekk ay partenaire am xool seen yëngu-yëngu yi nga xam ne si moom la ñuy def ci terrain bi xam lan moo nekk seen jafe-jafe su ko defee kat ñu gën a mën a defaraat ni ñi leen di gunge Malick Ndiaye directeur général bu banque agricole. dañu amoon yitte ñëw xool liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def depuis quelques mois ànd ko ak suñu opérateurs yi muy industriels yi muy opérateur privé stockeurs yi muy opérateur fournisseur de graines pour xool li nga xamante ni defoon nañ ko ci campagne gerte gi ñu xool fu mu toll wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee visité nañu usines yi visité nañu opérateurs yi te li ñu gis dal na suñu xel bi ñu seetee suñu opérateurs yi def affaire jiwu gis nañu vraiment c'est koy fees del ci jiwu bu baax jigéen ñi de suñu gannaaw def nañu FEPROMAS gis nañu li ñu liggéey ci wàllu avancement ci gestion bi nga xamante ni ñu ngi ko amee comme ni ñu visité aussi waa groupement Wàkk Nguna nekk ci filière dugub petit mil di ci am ay contrat yu am solo ak Mamel Jabot te ñun ñu nekkoon ci seen diggante en tant que partenaire financier jàppale leen ci wàllu jiwu ci wàllu matériel ci wàllu transformation te li ñu gis yaakaar naa ne baax na ci sécurité alimentaire Sénégal mais aussi tax nañu war a gën a fonk filière mil bi nga xamante ne filière bu am solo ñu ngi mujjee woon seet suñu partenaire bi nga xamante ne mooy la ñuy wax Flexo maanaam moom la nguur gi dénk à travers
OFOR mu war a saytu forage yi nekk région de Kaolack ak région de Kaffrine ñooñu itam ñu commencé liggéey ak ñoom ci leen jàppale ci wàllu nu ñuy def ba ñu mën a am ay panneaux solaires mën a def alimenter forage yi pour que ñu wàññi facture bi nga xamante dañ koy fay ci courant ñu commencé liggéey bu am solo ñu war a aussi yóbbu ko ba ci maanaam nu ñu leen di dimbalee ñu mën a récupérer seen factures yi à travers suñu porte-monnaie électronique bi ñu tuddee Agricash ak yeneen jéego yoo xam ne bëgg nañ ko def ci wàllu investissement pour ñu jàppale leen aussi ñu mën a doxal seen liggéey réussir ko loolu yëpp daal am nañ ci satisfaction. directeur général bu banque agricole yamul foofu daje na ak personnel ñaari agence yi nga xamee ni si ñoom ñoo nekk ci Kaolack ngir weccante ak ñoom xalaat ci yan pexe la ñuy tëral su ko defee ñu mën a jàmmaarloo ak kujje gi maanaam concurrence bi. Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. Awa Thiaw dañuy desandeeg yow lu jëm bu ñu taxawalee banque agricole ba léegi nii ñu bëri dañoo jàpp ne nag ci réew mi kott la daal di yem tax na njiitam daal di ci andi ay leeral ci fànn boobule Malick Ndiaye ñu teewlu ko ak Adja Awa Thiaw. mbir buy màgg day am lu muy jànkonteel tubaab di ko wax défi ñun ñoo dem ba seetal suñu bopp ni ñun kat dañu jàpp rek ni banque béykat rek tax mu jóg moo tax ci juillet 2019 suñu plan d'affaires bi ñu defaroon ñu ni kat ñun nañ la ñuy def ba changer tur wi tuddee ko la banque agricole mais bu ñu ko tuddee la banque agricole aussi c'est pour wane ni banque la mais banque nag day def lépp li nga xamante ne banque yi dañ koy def naam dañuy continuer di jàppale béykat yi ak secteur agricole élevage bi ak sàmm gi loolu moom suñu métier la suñu expertise la duñ ko bàyyi mais yokk nañ ci ubbeeku boo xam ne tey képp koo xam ni da nga am activité ak activité foo ko mën a am ci koom-koomu réew mi ubbi nañ la suñuy bunt pour mën a waxtaan ak yow xool nag lañ lay jàppale te wax dëgg yàlla diggante daaw ak ren ñu ngi ciy def liggéey bu am solo rawatina li nga xamante ni moom mooy li ñu jàpp ni mooy ëllëgu banque muy ñu koy wax financement vert lépp loo xamante ni day ñoŋal jaww ji di jàppale àll bi pour ñu mën a am loo xam ne dinañ ci mën a continuer di saytu suñu askan def nañ ci jéego yu am solo te yaakaar nañ ni li ñuy jéego aussi di ko def jëmale ko ci particulier yi profession libérale ñëpp ñi nga xamante ni dañu nekk ci gox-goxaan yi di liggéey soxla banque bi yaakaar naa ne bu ñu ñëwee dinañ am koo xamante ni dina leen dalal jàppale leen ba ñu mën a yokk seen koom-koom concurrence moom ku ne xam na ni dafa gën a tar ndax banques yi dañu xaw a bari Sénégal ñi ngi ñëw sax ba léegi am na ñuy jóge ci suñu réew yi ñu wër di fi ñëw kon banques yi moom mi ngi yokk ku wax loolu nag wax ni concurrence dafay gën a bari parce que clients yi daanaka yokkuwuñu te du daal da ngay góorgóorlu fexe ba ñi nga xamante ni yaa ngi nekkoon ak ñoom ñu gën a jàpp ba pare nag nga dem seeti ñi nga xamante ni amoo leen woon mais pour nga indi koo xam nag ni amoo ko woon il faut nga jox ko loo xamante ni wala nga woon ko loo xam ni fa mu nekkoon amu ko loolu nag banque bi def na ci ay jéego yu am solo et yaakaar naa ni ñi ngi yëg ni véritablement nit ñi gis nañu seen bopp léegi ci li ñu leen di wax agence yi ñuy ubbi ci àll bi gën na yaatu te it service yi aussi gën na yaatu ku ne gis na ko te am nañu yaakaar ni danañ gën a yokk suñu part de marché ci wàllu collecte xaalis ak aussi ci wàllu jàppale opérateurs yi en termes d'emploi. ñu àddu ci programme 100 000 logements yi foofee ca département bu Tivaouane juróomi téeméeri logement nag dinañ ko fa tabax téeméeri yu njëkk yi ñoo ngi ko def ci site bi ñu duppee Toro Malick foofee ca dëkk bu sell ba Babacar Sow. Malick liggéeyu li nga xam ne moo jëm ci téeméeri junni logement yi nga xamee ni dañu koy baaxe askan wi njiitu réew mi def li ni mel ndax doomu Sénégal bu nekk am dëkkuwaay ci réew mi SNHLM jàmpal li ni mel daal di tàmbali liggéey bi dala ndik Tivaouane ci 45 département yi ginnaaw bu ñu jógee ca Kébémer Yàggin ak Toro Malick la ñu taamu juróomi téeméer yoo xam ne bi ci gën a jàmp ñu ngi ko fas yéene def ca Toro Malick nekk ci dëkk bu sell bi di bërëb yi nga xamee ni jëwriñ ji yore wàllum urbanisme ak dëkkuwaay bi Abdoulaye Sow dem na ko nemmeeku ji jaraafu dëkkub Tivaouane Mamadou Diagne Sy Mbengue jëwriñ ji nekk ci boppu SNHLM. président de la République daf ñu wax ni bu ñu bàyyi benn département ci Sénégal ndax li muy woowee équité territoriale inclusion sociale dafa bëgg SNHLM fësal ko ci li nga xamante ni moom la ñuy def loolu tey jii moom la ñu tàmbali ñëw taxaw Tivaouane wan ministre bi ñaari site yoo xamante ni bii moom la ñuy wax lotissement Yadjin bi ci des Toro Malick nga xamante ni téeméeri logement yi HLM di njëkk a def fii ci biir département bi foofu lañ koy defee. loolee tax na sax ba directeur général bu SNHLM Mamadou Diagne Sy Mbengue yee yàbbi ci programme boobee ni mu gën a yaatu ak njiitu réew mi taxawaay bi mu ci bëgg ba tax sax ñu war a jàmpal liggéey bi wër réewum Sénégal ci ni mu gën a gaawee Mamadou Diagne Sy Mbengue directeur général bu SNHLM nekk jaraafu dëkk bu sell bi. maanaam président de la République daf ñu wax ni bu ñu bàyyi benn département ci Sénégal ndax li muy woowee équité territoriale inclusion sociale dafa bëgg SNHLM fësal ko ci li nga xamante ni moom la ñuy def loolu tey jii moom la ñu tàmbali mais bi ñu nekkee di ko wax depuis xëy na ñaari at mi ngi nii ministre bi ñu ngi koy planifier mi ngi bokk ci li ñuy woowee le projet des 100 000 logements bi nga xamante ni président de la République Macky Sall dafa gis ni sénégalais yi pour ñu am logement nekk na jafe-jafe ci moom
moom mu ni nag dina def benn dispositif boo xam ni kër yi nga xamante ni bu ñu bàyyee privé yi ñu defar ko dinañ ko jaayee ba fukki millions ak juróom benn jëm ñaar fukki millions duñ ko jaayee lu ëpp fukki millions ak wala fukki millions ak ñaar. Tivaouane, Babacar Sow depuis Yaguit pour Sud FM.